mbokki Sénégal asalaamaaleykum man seen soppe seen xarit seen doom seen frère seen sœur Ousmane Sonko may def vidéo bu gàtt bi rek pour waxtaan ak yéen saafonte ak yéen yee salaat sama nammeel ci yéen xam naa ni nu ko raw ngeen ñu nammee fas yéene ci lu gàtt rek am lu ñu ubbi ci ay tomb ci waxtaan ak yéen waaye di ko doore ci féliciter encore une fois suñu gaynde yi suñu équipe nationale football bi ci bégal gi ñu bégalaat démb gannaaw bi ñu ko defee ñaari weer ci gannaaw ci Coupe d'Afrique bi mooy qualification bi nga xam ne mooy ñetteel ci lu mel ñu war a dem fi àdduna yëpp di daje wala li ci gën a fës ci wàllu football loolu ndam gu rëy la ci Sénégal gàcce ngàllaama di féliciter joueurs yëpp di leen encourager waaye di leen wax ni Sénégal kontaan nañu ci yéen di féliciter it staff bi ñi leen encadré waaye di tirer benn jàngat bu am solo mooy ñun Sénégalais bis bu ñu booloo nekk benn rek soo xoolee équipe bi munoo ci xam kuy Casamance wala kuy waa Diourbel wala kuy waa Matam wala kuy waa Ndar wala kuy waa Saloum di entraîneur bi ba ci footballeur bi gën a jeex loolu mooy Sénégal loolu lañ ñu bëgg a xañ nag ci at yi yëpp weesu te dara waralu ko lu dul politique waaye bu Sénégal yëpp daje amul waaso amul fii laa dëkk ñu bokk jëmukaay am gëm-gëm amul lu ñu të kon loolu jàngat la gu rëy waaye di féliciter it supporters yi kontaan nañ ci seen taxawaay mbir mi noonu la fi ngeen ko jàpp foofu la ndax fulla fayda ak jom mooy jox nit li mu war a am te wane ngeen ko dem ba mat sëkk yéen ak l'homme du match mbokk yi gannaaw loolu dëkk bi yëngatuwaat na en tout cas ñetti fan yi weesu yëngatu ci wàllu wax ak ci wàllu communication te li ko andi mooy li ñu rëccal mu law ci dëkk bi yëpp ak bitim réew ni ñoo ngi waaj a teg loxo ci Ousmane Sonko bi coow loolu amee ba léegi gis nañ seen taxawaay gis nañ seen dogu yéen waa askan wi rawatina ne yow ndaw mi gis nañ ngeen feddaliwaat seen yéene ci ñun ndax bari na ñoo xam ne jàppoon nañ ni li ngeen wone woon ci jamono mois de mars te ñuy ñaan yàlla bu mu fi mës a amati loolu nekkatu fi ba ñu yaakaar ni mën nañu delluwaat ci la ñu nekkoon ci ay tappale waaye li ngeen jot a fësal wane na ni tey la mbir mi gën a foor ba leen di gërëm di leen sant di leen wax ni nag kóolute goog ngeen am ci ñun du jëmmu Ousmane Sonko ndax amul solo ndax gënuma fi kenn judd ëpp ma fi kenn alal wax dëgg yàlla foo natt rek nit laa dong ni yéen gënuma fi kenn waxuma nag ni nit ñi ñoo ma gën it waaye du jëmmu Ousmane Sonko juróom-ñaari at yi nga xam ne taxaw nañ ko ci géewu politique bi lañ leen andil ci wax ak ci jëf ci gis-gis ak ci yéene lañ leen andil ci yéene gi ñu am xeex ba nooteel gi nga xam ne ñu ngi koy dund ay siècle ba tey ji jóge fi ba alal réew mi ñuy randal jóge fi ba dërëmu réew mi dellu si ci askan wi ba suufas réew mi nga xam ne ñu ngi koy jaay loolu dakk ba ressources naturelles yi nga xam ne ñu ngi koy séddoo di ko pàccoo te Sénégal amul ci dara dakk yooyu ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñu andi te won leen ci dogo gu mat sëkk loolu moo tax ngeen ñi xeex waaye du jëmm Ousmane Sonko loolu nag nañ ko andee démb ak barki dem tey lañ ci gën a am dogu ñu leen di gërëm ci confiance boobu di leen feddiliwaat ni confiance boobu bu soobee yàlla fii leeg bakkan yàlla ñu koy bàyyil du ngeen toog ba ne am nañ ci déception waaye mu am lu am solo mooy lu andiwaat coow li mooy nee nañu Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko moom ci boppam def na émission ne leen si ñëw ma am na nag lenn ci Sénégal yi essayé lenn ay nit yu essayé nërmal xelu Sénégal yi
naan leen dafa respecté wul institution yi moo tax mu bañ a signé. ma fàttali ni gis nga institution du ab nit boo mën a téye, du ab garab boo mën a laal, du ab bâtiment boo mën a teg sa loxo. institution benn entité bu abstraite la, benn mbir la, benn jëmm la joo xam ne jëmmoowul ci lu ñu mën a laal. waaye la koy jëmmal ñaar la muy yu am solo. ba ca njëkk mooy charte yi nga xam ne moom la réew mi tëral ne institution bi ci charte yi la war a doxee. ñaareel bi ko jëmmal mooy nit ñi nga xam ne teg nañ leen fa ne leen yéen a war a doxal institution bi, waaye dañ koy teg ci kaw charte yi nga xam ne ay loi la ak ay règlement yu ñu wote ba teg ko. bu ñu demee nag ba nit ña war a jëmmal institution yooyu, ñoom ñooy njëkk a joggati institution yooyu. dafay laaj ku ko mën wala ku ko sañ nga taxaw jàkkaarloog ñoom ne leen li ngeen di def tegut yoon. looloo andi situation bi ngeen gis, ndax ñaata yoon la institution bi jalgati samay àq ak samay yelleef. ma fàtte leen ci lu gàtt, débat bi sax bëgguma ñu teg ko ci waxu institution, parce que man gëm naa ni li ëpp ci magistrat yi ñu jub lañu, ñu dëggu lañ, ñu bëgg a def seen liggéey lañu. gëm naa ni foo dem di nga fa fekk lu baax, di nga fa fekk lu yées, di nga fa fekk lu tane. kon buñ ko tuddee institution judiciaire, dama ne magistrat yi nga xam ne seen loxo jot naa dugg ci dossier bi mu dooree ba léegi nañ ko doxalee teguwul ci yoon. ma fàttali leen ni bañ may njëkk a convoqué fekk man may député am immunité parlementaire, dama leen di fàttali rek parce que sénégalais léeg-léeg dañuy gaaw a fàtte, te ñoom dañoo yor seen communication boo xam ne dañuy essayer nërmal xelu nit ñi. ma fàttali ni bi may njëkk a convoqué maa ngi yor immunité parlementaire, mooy bañ ma falee député ba pare askan wi moo ne député jox nañ ko kiiraay goo xam ne balaa nga koy convoqué il faut mu jaar fii ak fii ak fii. procureur jalgati yooyu yëpp ne waa section de recherche convoqué leen Ousmane Sonko, bu bañee ñëw dem leen jëli ko. loolu benn ci jalgati samay àq la. bi ma leen ne du ma ñëw fi rek jaaru leen fi ngeen war a jaar, yéen yëpp yéen a teew le 8 février ba ñuy yónni seeni alkaati ñu ñëw sama kër ba xeex bu métti am fa. ñaareel bi ñu ne dañuy yëkkati sama malaanu kiiraay, waaye jaar nañ ko ci anam goo xam ne kenn mësul gis ci lu toll ci ñetti wala ñeenti fan ñu ne def nañu procédure bi yëpp. assemblée nationale bi ko levé, assemblée nationale bi yëkkati sama malaanu kiiraay, composition bi dafa irrégulier woon ndax benn waa opposition toogu fa. waaye comme ñoom gisuñu woon lu dul luy tëj Ousmane Sonko, nañuy def ba jàpp Ousmane Sonko tëj ko, ñu jalgati règle yëpp ci njiitalu Moustapha Niasse, ñu ne teggi nañ sama malaanu kiiraay. loolu di ñaar ci jalgati biñ ko jalgati. gannaaw ga bañ ma convoqué ma jóg di dem tribunal, ñu ne ma ñoom ñoo may tànnal fan lay jaar par force. citoyen bu jóg yow kay soo convoqué nit toogal rek xaar ko, nee nga ko 9h, su ñëwul 9h nga ne ñëwul, waaye dinaa la convoqué waaye fii ngay jaaree par force. may leen du ma jaaree foofu, ndax lañ fa tegoon ci ay pièges ñëpp xam nañ ko, ne leen fu ma neex lay jaare. ñu jaay ma doole, jàpp ma keroog, gis ngeen li xew rond point Jet d'eau, jàpp ma téye ma juróom benn fan ci loo xam ne jaay doole la, tegul ci yoon. bu dut woon yéen waa askan wi, justice boobu moo doon braawu pouvoir bi, braawu nguur gi, mooy doon loxo nguur gi pour ñu sàkkal ma pexe tëj ma ci ay caaxaan yoo xam ne tegul ci yoon. muy beneen boo xam ne am na fi. noonu lañ ma jàppee, di ma yee ay 4h du matin, forcé ma, dugal ma seeni oto, yóbbu ma tribunal, andiwaat ma, yeewaat ma 4h du matin, ci loo xam amu ci benn boo xam ne respecté na procédure. loolu yëpp ñu dund ko fi. balaa loolu am, yéen ñëpp gis ngeen sama kër moom defe naa moom ak Ukraine ñoo yemoon, ñu jël ay chars de combat lu ne dem bloqué sama yoonu kër yëpp, samay doom di dund fitna boobu, samay waa kër di dund fitna boobu, ci loo xam ne ñoom ñoo ma ko imposé. Sénégal yëpp teg ci bët, àdduna yëpp teg ci bët. ba ñu demee ba forcément ne léegi da ngay ñëw ñu déglu la, juge ba ne day def mandat de dépôt boobu ne day def contrôle judiciaire ci loo xam ne amul dara lu ko justifié woon. man dew ma fenn, man dama am yéene nekk président 2024, dew ma fenn ci àdduna,
amul ku ma mun a génne ci réew mi tey suñu yëkkati woon sama contrôle judiciaire taxul ma tukki ndax sama sécurité man nekkul ci tukki tey ji sama sécurité biir Sénégal la ne kon amuloon dara lu justifié ñu def seen mesure boobu ñu ne la naam dinañ ko nangu ñu ne ma dossier bi waroo cee wax waroo cee yëy yàbbi waroo génn réew mi waroo man leen d'accord waaye boobu ba léegi lan la ñu gis ci dossier bi may fàttali sénégalais yi nii gis nga dossier bi yéen askan wi yéen a ko réglé ndax dossier bi le 8 mars lañ ko perte ñoom définitivement ma fàttali li woon seen stratégie mooy tuumaal Ousmane Sonko gaawantu jàpp ko yóbbu ko rëbës ne matière criminelle la ñu nekk juge mun na jël 10 ans di def instruction bu boobaa yow fàtte nañ de rëbës loolu moo ne woon plan bi du leneen bi ñu échecgee ci loolu la ñu xam ni dossier bi ñàkk nañ ko moo tax ñoom sawaruñu pour dossier bi ñu traité ko su ma leen toppoon ci la ñu bëgg ñoom dossier bi fële lañ koy teg naan le juge matière criminelle le juge mun na jël tout son temps ci diggante bi tere nañ ma wax man ci jamono jooju bis bu ne soo ubbee télé ñi ngi bàyyi ay sénégalais di génn di wax di saaga di xaste di dugg ci joxe ay détails yu leen neex déggoo juge wax ci su doon ay sénégalais lambda rek sax waaye ñi ma ko seqal seen bopp muy partie civile bi ak seen avocat ñaata conférence lañ fi def lu nañu wax ko ci dossier bi ana juge ana barreau ndax samay avocat bi ñu jógee ne dañuy wax d'abord dossier 94 milliards barreau moo leen njëkk a tere ne leen du ngeen wax bu ngeen waxee ñu def procédure disciplinaire ba tey ji samay avocat saa suñu jógee pour wax barreau moo leen koy tere ana barreau jamono jooju semaine bu nekk avocat adverse bi génn def conférence de presse est-ce que mos ngeen dégg kenn ci sama pool d'avocat génn wax ci dossier bi télé yi ne ak rajo yi mel ni tuleeg male ku nekk di wax ana juge bi tere ne kenn du wax ci dossier bi ñu bëgg a téye loolu nag juge wala justice warul nekk prolongation wu stratégie politique u nguur gi gis nga nguur gi ñemewuñu dossier bi ndax xam nañ li ñu téye ñun ci dossier bi seen stratégie mooy bu ko kenn traité nañ ko bàyyi noonu Sonko tënk nañ ko mënul def dara bu ko defee nag ñuy wër di wax di xaste di saaga lu nañu koy def moo tax ma ne leen nag benn instant dootuma leen nangut looloo andi sama sortie bi ma def temps yële sortie bi nag dama cee wax lu leer dama fàttali sénégalais yi yenn mbir bu ma ca jógee dama ne maa ngi yor sama passeport man maa bëggut a tukki ndax intéressé wu ma ñi ma xam ñëpp depuis longtemps xam nañ ni man su may tukki sax dañ may forcer farata moo mën a tax ma tukki waaye man duma koo xam ne damaa sopp di wër di tukki ñaareel bi may leen signétuma ndax niñ ma bëgg a këll-këllee juge bi ñaata yoon la ko samay avocat bind ay bataaxal benn yoon la ci mus a tontu mooy gannaaw bi ma génnee ba def sama sortie boobu la doog a tontu yeneen yépp musuñ cee tontu te loolu nañ ci dellu si bu ñu duggee ci biir dossier bi looloo andi woon wax ji bi ma koy wax nag dama am lu ma ci jublu woon mbokk yi la ma ci jublu woon mooy dossier bi il faut ñu traiter ko tout de suite et maintenant dossier bi du lu ñuy téye dossier bi du dossier bu compliqué boo xam da nga war a dem jëli ay témoins yu nekk bitim réew ak nangam déedéet dafa jot ñu traiter dossier bi vider ko ñu xam fuñ jëm ñoom nag ñoo ñemewut dossier bi ndax nekk ci rajo yi di wax ak li xew ci biir bokkul de am na lu bari loo xam ne duma ko wax fii waaye buñ ci tollee di ngeen xam li ne ci dossier bi moo tax ñemewuñ ko la may ñaan askan bi mooy bu kenn nangooti ñu téye dossier bi di ko laam-laame naan tey suba instruction bi jeex na daanaka donc est-ce que justice waroon na toog xaar ba woon ma génn taper sur la table pour ñuy doog a yëngatu ndax diggante bi ma génnee ak léegi ci lu mat fukki fan juge bi déglu nañu mu war a déglu yëpp daanaka mel man maa ci des su ma génnul loon su ma waxutoon du leen woo il a fallu ma génn taper sur la table woo nañu beneen accusé bi woo nañu témoin auditionné nañu ñëpp ba mu des man kon ça veut dire que mënoon nañ ko def bu yàgg man li ma bëggoon am naa ko mooy dossier bi na yëngatu semaine passée bi ma samay avocat woowee
ne ma jokkoo nañu ak juge bi wax nañu ak moom nee na nañu waxtaan pour xool kañ lañuy def sa audition. dama leen dem du ñu génn semaine bi ndax maa ngi Ndakaaru lundi laa war a dellu Casamance waaye mën naa sax annuler sama billet bugguma ñu génn semaine bi proposer leen mardi mooy mardi démb bi su ma sañoon na ma déglu mardi boobu ñu avancé. dem nañu ba ci biir demewut noonu te li ko tee am ci juge ba la jóge waaye bi ñu demaatee ba ci biir ma ne samay avocat proposé naa leen semaine bii di ñëw le 6 ñu def audition bi ba tey amaguñ ci réponse waaye li am ba des mooy gis nañ ni juge bi ma ngay def léegi li mu war a def ci dossier bi ma ngay jokkoog suñuy avocat gisee nañu benn yoon ba waxtaan ba pare am na lu ñu tënk ci lu ñu war a doxal jàpp naa ni man la ma bëggoon ci dossier bi am naa ko. kon dégg naa seeni mbébét nit woowe na ma fu ne kilifa gu ne woo na ma nit ñu bari woo nañ ma doonte xam nañu lu waral sama taxawaay dégg naa seen mbébét boole kook li ma bëggoon man am naa ko mooy tey dossier bi mënatul yàgg ci loxo juge bi. jàpp naa ni sax ci fan yu néew dina ma déglu instruction bi bouclé wu ñu xam fu ñu jëm ak dossier bi kon jàpp naa ni amatul une raison pour que acte yi nga xam ne posé woon naa ko ma continuer ko. bu ñu defoon safaan 8 ma téye fi ma téye rek ndax man bi may posé samay acte dama ko nattaat ko xam lu ma ci mën a fekk xam les conséquences parce que noonu la nit di doxale noonu la kilifa di doxale lu ñu def rek pare naa ci ba noppi waaye comme li ma ci bëggoon am naa ko bu soobee yàlla semaine prochaine bu ma nee cëpp Ndakaaru incha allah la ma ci war a def yëpp naa ko def ndax ñun wàññi institution judiciaire taxu ñoo jóg. amuñu problème ak institution judiciaire amuñu problème ak magistrat yi waaye bu amee lenn ci magistrat yoo xam ne dañuy doxalee méngoowul ni ñu war a doxalee magistrat nag nit la dong. magistrat jox nañ ko cër torop waaye nit kese la comme man comme yow comme keneen day juum day tooñ day def naka su dul noonu donc su loolu amee dafay baax ñu ne ko attention ku bëgg ku respecter dëgg nag institution judiciaire noonu ngay def ndax loolu mooy dimbale justice muy xoolaat boppam di remettre boppam en cause. may wax nag ni bu dee woo nañ ñu te gëm naa ni ci bés yu gàtt la yéen samay soppe yéen askan wi jarul kenn di génn ndax audition kese la jarul kenn di génn naan maa ngi dem tribunal maa ngi def li maa ngi def li dossier ba lañ ca yor nañ ko ba noppi. dossier bi dafa vide amul dara wax naa leen ko keroog ilaa yow mi diin gisuma ku mën a tëj Ousmane Sonko ci dossier bi ni mel amul. wër di xasteeg saaga moo fi des waaye dara amul ci dossier bi kon jarut di génn jarut di dem tribunal waaye rester mobilisé mooy fi ngeen teg seen tànk teg leen ko foofu te déglu leen ñu parce que fi la ñu ngi doxal yoon ñu dox ak ñoom ci yoon waaye buñ ñu bëggee jaay doole ci lu dul dëgg li ma waxoon la résistance est un droit buñ la bëggee jaay lu dul doole ci lu dul dëgg constitution moo la may nga résister bu boobaa la ñu war a wax ak yéen dinañ ko wax buñ ci tolloo kon loolu moo ne woon kàddu yu gàtt di leen gërëm di leen sant di leen wax ni soyez heureux vivez bu leen kenn stressé bu leen kenn teg lu mu leen warul teg àdduna bi du dara te koo fi gis ak maqaamam nu mu toll nit dong la nit njaay boo xam ne day dund bu àppam jeexee mu dem bu leen ragal kenn kuy nit ni yéen loolu yab yàlla la waaye bu leen tooñ kenn bu leen njëkk a dóor waaye am ngeen sañ-sañ buñ leen dóoree bëgg leen jaay doole ngeen defaan seen bopp ñu leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu